internautes et bonsoir à tous, c'est Monsieur Dame, bonsoir, merci encore une fois, ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokki xarit yi di leen remercier ci seen teewlu ci seen fidélité si suñu rubrique hebdomadaire une fois par semaine ngir toog di ñu xaar di ñu teewlu ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax ñu toog ak suñu xarit toujours Cheikh ñu bàyyi ko mu nuyoo Cheikh ñu lay nuyu di la ziar naka bés bi. waaw Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay di fay mbokk sénégalais yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre un peu partout ci biir Sénégal ak ci bitim réew di leen remercier des remerciements qui vont durer jusqu'à l'infini quand même. ok merci beaucoup kon tey ami internaute li nga xamante ne moom la ñu leen di proposer muy thème boo xamante ne yéen nañu ko demandé ci commentaire na ngeen dañoo bëgg ñu waxtaan ci mariage ménage donc ñu laaj ñu aussi pour ñu waxtaan ci wàllu parité mu nekk thème yoo xamante ne thème yu difficile la wax dëgg yàlla neexuloo waxtaanee mais quand même on va essayer de faire le maximum et de parler convenablement. Cheikh yow nan nga gisee boobu thématique. effectivement mu nekk ñaari thèmes yoo xamante ne nii yu jafee waxtaanee la. mais je tenais quand même à dire que ne man nag du ma boroom xam-xam donc citoyen la boo xamante ne comme citoyen yëpp rek suñu réflexion la ñuy waxee suñu xalaatu bopp la ñuy waxee suñuy propre conviction bon ba tax na saa bu amee parole boo xamante ne mu ngi offensé rek ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax ngeen xam ne du suñuy intention c'est juste la ñuy xool nan la ñuy fexee ba layante biir rek ba wax ci li nga xamante ne moom mooy actualité ci biir Sénégal. donc en premier lieu man dama bëggoon a wax ci li nga xamante ne moom mooy parité bi parité dafa nekk parole boo xamante ne nii dafa am ñaari dégg-dégg yu ci nekk bon benn bi mooy bi nga xamante ni bu góor fexee ba am jom ma fexe ba am ko bu góor fexee ba am xam-xam ma fexe ba am ko bu góor liggéeyee ma fexe ba liggéey bu góor doonee responsable ma fexe ba doon responsable loolu Sénégal lañ ko fekk Sénégal lañ koy bàyyi kooku du fa jóge ba ilaa yomi diin donc beneen bi nga xamante ne moom moo ñëw te tubaab yi indil ñu ko Afrique te bokkul woon ci suñuy doxalin mooy lu góor def ma def ko fu góor taxaw ma taxaw fa lu góor laal ma laal ko attention ñaar la yoo xam ne dafa mel ni lu nuroo te nuroowuñu xam nga lu góor def ma def ko yàlla bindeewuñu noonu quoi li ci góor du ci jigéen waaye li ci jigéen du ci góor ñoom ñaar bokkuñu posture jigéen bu ko neexee tey mu ne damay jël sama sémmiñ dem ci àll bi di gor ay garab di gor matt bu ko neexee mu def ko ndax amul loi boo xam ne day interdire loolu waaye bu ko mag xoolee ku am sagesse dina ne ko bul ko def ndax yaa góor yi bokk leen posture loolu da koy gaañ comme góor bi nga xamante ne dafay létt ak a firi dem jënd ay rouge à lèvres am jënd ay poudre am jigéen ñi capp-cappale mu toog fa day capp-cappal bu ko neexee mu def ko waaye loolu du posture am du cëram kon du lu góor def jigéen def ko du lu jigéen def góor def ko ñun ci suñuy coutumes et traditions boobu doxul ak ñun léegi bi jamonoy baax ba tey jii jigéenu Sénégal dafa mës di liggéey moo xam muy liggéey di fayeeku moo xam mu liggéey fayeekuwul ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci njaboot bi dañoo liggéey nañ Sénégal ba nga xamante ne Sénégal bokk na ci dëkk yi ñu gën a respecté ci àdduna bi ci wàllu valeur boo xoolee suñu école yi Sénégal boo moytul jigéen ñi sax ñoom ñoo fa ëpp quoi jigéen ñi ñu ngi def lépp bu fekkente ne nag régression am na ci wàllu liggéey maanaam dellu ginnaaw tey la am mais jamonoy maam ñoom ñëpp dañ doon liggéey ou ñu liggéey ci société ou ñu liggéey ci tool yi ou ñu liggéey ci biir kër gi waaw parce que déjà jël famille bu 9 10 11 personnes yar leen ba ñu doon ay mag ñëpp doon ay nit ñoo xamante ne nii ay nit ñu responsable lañu jamono bi nga xamante ne góor gi le vieux mu ngi woon ci liggéey bi di wuti dépense jamono boobu yaay ji mu ngi ci kër gi di liggéey li nga xamante ne moom la ñuy réclamer tey jii ci parité bi boo demee Sénégal domaine yëpp foo dugg fekk fa jigéen man par exemple bi may jàng école dama doon daw jàng di def le feignant et tout ki ma bokkaloon classe muy jigéen nekk sama morom tey doon góorgóorlu ci njàng mi mais état du Sénégal bu soxlaa ku jàngi woon par exemple droit mu bëggoon ko teg ci ministère de la justice wala koo xamante ne ni santé la jàngi woon mu bëggoon ko teg ci ministère de la santé mais man kenn du ma jël pourtant góor laa kon donc loolu du lay loolu du wax deuxième dégg-dégg bi nga xamante ne moom la tubaab yi
jël bëgg ñu ko inculquer ñun Afrique nañ leen ko jël tegee ko ne du suñu arrangement na parents yi jàppale xale yi ñu continuer jàngi nañu fexe côtoyer nos anciens waaw parce que intelligence baax na bu baax a baax parce que moom mooy résoudre problème yi nga xamante ni ñoom ñooy am ci société bi mais sagesse bi moo ko gën parce que day tax ñu mën a éviter problème yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci société bi ñun li ñu soxla moom mooy am ay kàngam ci côté bu ne mais ñun soxlawuñu di dëgëralante ak suñuy góor ak suñuy jigéen suñu société soxlawul loolu jigéen daa war a nooy nepp góor dafa war a dëgër ba pare bëri yërmande kon bu ñu daanoo ci beneen dégg-dégg bi nga xamante ne moom la ñu tubaab bi bëgg a indil par rapport ak parité. Ok, on a bien saisi. Oui, ça me paraît pertinent. Léegi ñu bàyyi la rek kon nga waxtaan ci wàllu ménage ci wàllu sëy yan détails nga ñuy jox ci loolu. Kon ñu waxtaanee ci wàllu sëy mu nekk nag question bu jafe bu ma kenn dóor nag donc li nga xamante ne man moom laa bëgg a wax mooy maa ngi wax ak population bi nga xamante ne ñoom ñoo juddu après 76 nga xamante ne ñoom ñoo bokk génération donc du teggin ci man may wax ak suñu anciens yi di leen laal wala di leen def quoi que ce soit kon donc mu mel ni li may wax nii ñun rek la concerné ñun ci génération bu ndaw bi quoi mais xam nga sëy Sénégal dañoo adopté ñetti culture ci wàllu sëy culture nag mooy façon de faire façon d'agir façon de comprendre voilà foofu laa bëgg a waxee quoi dafa am sëy boo xamante ne moom mooy cosaan ak aada bi nga xamante ne moom moo amoon Afrique moo amoon Sénégal avant diine di ñëw am beneen sëy boo xamante ne diine moo ñu ko indil bu ma waxee diine nag maa ngi wax ñetti religion monothéiste yi nga xamante ni ñoom ñoo existé ci suñu dund gi je parle de musulmans chrétiens juifs mooy waa axlul kitab bu ñuy wax waxu religion ñooñu ñoo tax ñuy wax ñoom ñëpp ñoo bokk ni nga xamante ni ñoom lañ ñu jàngalee sëy ñun ñoo nuroo ay texte fi ñu wutee mooy bu problème amee naka la ñuy àttewoo boo boobaa lépp day changé mais ni nga xamante ne noonu la ñu jàngale sëy mooy chérir leen seen i jabar yërëm leen seen i jabar dundal leen seen i jabar jàppale leen seen i jabar dundal leen seen i njaboot am leen yërmande ci ñoom jabar yi respecté leen seen i jëkkër chérir leen seen i jëkkër suturaal leen seen i jëkkër aw leen seen i jëkkër jusqu'à ce que la mort vous sépare ñun ñetti religion yëpp ñoo bokk di nga xamante noonu lañu jàngale léegi nag bu mujj bi mooy bi nga xamante ne moom la tubaab bi indi su ma nee tubaab bi nag je ne parle pas de chrétiens tubaab yi c'est pas des chrétiens attention man su ma yeboo sax ni Sénégal moo ëpp chrétien que Occident waxin la dégg la laaj parce que Sénégal même bu ñu amee un minimum de chrétiens c'est des bons chrétiens c'est des bons pratiquants ñu ngi respecter seen religion di ko def ni nga xamante ne noonu la leen ko seen religion demandé mais boo demee reste Occident c'est juste pour la forme église yi bëri nañu tout mais ñu bëri appliqué wuñu doxaluñu boo demee tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk Occident ou un peu partout dans le monde nga xamante ne c'est des bons chrétiens di nga xamante ne dañuy suivre texte ñun ñoo yem ni nga xamante ne ñoom la ñuy war a doxalee ak suñuy soxna vice versa alors bu njëkk bi nga xamante ne moom mooy sëyu aada bi ak cosaan dafa am ay inconvénients ndax dafa bëri ay affaire ndey dikkee affaire sama bàjjen sama bëyu nijaay sama bëyu xarit sama magale bi sama tantale bi teraanga bi am na ci ay aada yu rafet mais attention du religion am na solo ñu waxtaanee loolu parce que du religion am ñoo xam ne dañ koo safar sàpp ci biir sëyu Afrique ba nga xamante ni góor gu ci amatul doole daanaka dootoo dund jàmm ak sa soxna dafay metti ni famille yi di duggee ci biir sëy yi jaxasoonam metti na ba nga xamante ne lépp tegu ci kaw aada li ci baaxul nañ ko sànni li ci baax nañ ko téye kon donc kooku inconvénient la ci suñuy sëy tubaab bi mooy tey maa togg añ suba yaay togg tey maa yóbbu yëre yi fóot leen suba yaay fóot yëre yi tey maa yóbbu xale yi école suba laa yaa leen di yóbbu facture courant bi 50 000 francs la 25 lay fay 25 ngay fay donc cotisation la noonu mooy li nga xamante ne mooy 50-50 moom la tubaab bi di dund mooy sëy actuellement je ne parle pas de sëyu religion loolu mooy li nga xamante ne moom moo jaxasoo biir Sénégal ba tagga tembe suñu doxalin ci wàllu sëy
ñun xamatuñu lan mooy suñuy responsabilité ak naka lañu war a doxee en tant que jëkkër ak en tant que jabar. une complicité saine nan lañ ko mën a amee ak fluidité boo xamante ne moo tax yëf yi gën a dox lu ñuy jox comme conseil ci loolu. ni nga xamante ne moom la ñu war a doxee mooy dañoo war a jël sëy bi nga xamante ne moom la religion jàngale ñu jël sëy boobu ñu adapté ko ñëpp adapté wu ci loolu. mooy na góor ñi di fo ak seeni jabar wax dëgg yàlla. xam nga man su ma gisee li nga xamante ne noonu la ñuy doxalee sa doom saw ci tubayam nga ne sa jabar kaay defar xale bi yow xale bi tuuri dugub nga ne ko kaay jël sa doom ji te bu xale bi sangoo ba set nga foog ko di présenté mu nekk tiitar ci yow wax dëgg yàlla. kon donc xale bi bu defee bu tuuree dugub ci ngembam wala mu saw wala mu yooyu yow bàyyam yemul rek dem ci douche bi defal ko ba mu jekk rek nga ñëw indiwaat amul benn problème dëgg yàlla. yow ak sa soxna yéen a tëdd ci kaw lal bi moom jiitu na la njëkk na laa jóg dem na mu ngay nekk ci liggéeyu kër gi jëlal sa dara xëcc ba mu tàlli sans problème nga tegaat say njëge naay rek teg sa loolu benn problème ñëw. sama jabar mu ngi togg ceeb mu ngi ci añ bi man defuma dara ma ñëw ci waañ bi sebetal ko laa ko li xaal man de am problème ci man mu fóot di weer ma ne ko chéri maa lay weeral affaire bi dara new ci charia terewu ko diine chrétien terewu ko am ko ko tere te dafa neex ci diggante jëkkër ak jabar na jëkkër yi ak jabar yi di foo ak a ree na jabar yi ñeme seen jëkkër waaye na jëkkër yi ñeme seeni jabar na jigéen ñi bàyyi di fitnaal góor ñi na góor ñi bàyyi di maltraité jigéen ñi. sëy dafa am foo dafa am ree ànd ak sa jabar marché nduggal ko dara new ci wala boo mënul ndugg na ndugg ba pare nga téyel ko ay mbóosam ala kulli xaal dara nekku ci fola ak ree ndax damaa bàyyi samay sœur ñu am ñu nobanteel dem ma bàyyi samay frère ñu takki jabar am ñu nobanteel dem man ma dem tànn benn doomu jàmbur indi ngalla na créé nag kafa créé sama diggante ak moom nañu bàyyi fitna baaxul ci ànd. léegi li nga xamante ne nag moom mooy yow ak sa jabar ci kër gi nga dem ba benn moment nga bëgg takk beneen jabar sañ nga ko yow jullit bi lay waxal ndax charia may na la boobu possibilité waaye nga la booy takk beneen jabar ñaareel ñetteel ñeenteel na nga ko mën ko mooy fexeel ba jabar bu njëkk bi na nga ko teg ci sécurité ak confort ba beneen jabar bi bu ñëwee moom it mu dal ci confort boobu. xam nga yàlla ku maandu la yàlla du tooñ de nee na mën ngaa takk benn mën ngaa takk ñaar mën ngaa takk ñett mën ngaa takk ñeent waaye daf la tegal ñetti condition benn bi mooy na nga fexe ba financièrement sa jabar bu mu jooyee nag wax dëgg yàlla na matale ba beneen jabar bi bu ñëwee nga ànd ñun ñaar téye leen ñu matale kon financièrement da nga war a nekk nit ku dëgër. deuxièmement na nga fexe ba moralement ni nga téye jabar bu njëkk bi nga téye ko jabar ju mujj bi te ñun ñaar bu ñu xam kan nga ko gën a bëgg boo ñëwee ci kii yàq kële musiba boo delloo ci kële yàq kële musiba ñoom ñaar ñu mel ne xaj ak muus du dëgg du yoon. kon na góor ñi fexe def équilibre bu ñu demee bay takk ñaari jabar. troisième bi mooy ni ngay satisfaire sa benn jabar bi physiquement fexeel ba satisfaire sa deuxième jabar physiquement. waaye fii nii nga nekk fii dem fële di jàmbat ay ndigg yu metteeg damaa sangoo téere damaa sangoo saafara yooyu doxul ala kulli xaal boo ko mënulee bul takk si jabar ndax charia mayu la jabar yow waroo koo def. kon yàlla ko màndu la noonu la organiser mbir mi yow jabar tamit boo demee ba nga xamante ne sa jëkkër décidé ne takk beneen jabar te sa dara manqué woo mu wuti jabar nga naan ko man lu ma manqué ba nga may wutal beneen wuti. xanaa dangaa fàtte soxna maam Jaara Buso xanaa dangaa fàtte maam Faa Wadd Wele xanaa dangaa fàtte maam Safiyatu Ñang yaayu maam Abdul Aziz Dabaax xanaa dangaa fàtte maam Seynabu Njaay yaayu maam Cheikh Ibrahima Fall xanaa dangaa fàtte Sayyidatuna Aïcha. mag ñëpp dañoo amoon ñoo xam te ne ñoo nekk ci kër gi nekk fa ak seeni nawle te dara manqué wu leen ñu nekk fa rafetal rek te yàlla tax di sëy te yàlla kese tax. kon donc lay boobu ngeen di indi bàyyi leen ko boobu du lay
xalaat leen ci mag ñooñu te xam ne dama ne nit ku ne xam nga ki la gën yaay waaye sa yaay daf laa gënal léegi nag xalaat leen ci mag ñu baax ñooñu li ngeen di layee du lay te jëkkër ci boppam na ko mën te jëkkër yi bàyyi leen bu leen takkatee jabar doxaan nga neex ba mel ne lu kenn xamul bu ngeen duggatee ci sëy changé ni ngeen doxaanante ba miinante saa bu ngeen ko doxalee ci biir sëy yi ba ngeen di dee tas du am wala nga takk sa jabar tanaan ko yow la bu dul yow du keneen man yow rek laa xam ba may dee yow lay doon yaa may suul yaa may sàng sa nangam ba xëy indil ko ponkal mu toll ni moom indi ko ci biir kër gi mais war nga ko boo amatee jabar nga yor ko moom xamuloo lan mooy say intention dee ci waxtaan ak moom su yàlla defee ma takk jabar un jour nii lay demee ak nii man de noonu lay doxalee man sama xel kenn nekk gu ci mais sama soxna ci la dëkk di ko dégg bu moroomam ñëwee mu xam ne sama jëkkër waruma il faut nit ñi wàññi góor yi nañ wàññi wax ji yow nii nga jël jigéen jël boppam def ci loolu ba mu gëm la gëm ne moom kese la nga xëy indil ko moroomam mais bu boobaa da nga koy gaañ stress bi dafay yokk kon nañu éviter yooyu ala kulli xaal sëy ànd la kaf ak ree yenn saa yi bootal sa jabar yenn saa yi demal ci marché bi nga jënd ko lu mu toon mel ne tàngal meew ambale ko ci paquet ñëw jox ko mu tijji yaakaar ne lu ne la muy tàngal ngeen ànd xàqataay daanu ba xalangu bu toogee nga jàppale ko buy loolu nga jàppale ko léegi nag jigéen ñi bu leen obligé seeni jëkkër ñuy def yooyu ndax du cër bu ngeen ko obligé mu def ko rek sëyu tubaab bi day ñëw maanaam maa defoon lii tey yaay def lii loolu du suñu cër soxna day am teggin ci kanamu jëkkëram waaye jëkkër day am yërmande ci kanamu jabaram kon loolu mooy li nga xamante ne noonu la ñu ko war a doxalee yal nañu yàlla may xolu muñ ñun góor ñi yal na yàlla dindi ci ñun rëy waaye soxna yi yal nañu am dëgër bu toll ni lu seen jëkkër jox leen ñu doyloo ko lu ñu amul ñu muñal leen ko léegi nag koy xaram di ca jaayu may nuyu bu baax a baax sama soxna sama jabar Ndiaye Guèye di ko remercier bu baax a baax mu nekk xale boo xamante ne dafa nekk xale bu am dégg xale bu am ñam xale bu yàlla defar mu may déglu nag déggal ma sama kàddu nekk lu fort ci moom lu ma ne ko defal mu def yal na yàlla sàmm ànd bi yàlla barkeel suñu ànd mag moom bu ñaareel bi ñëwee ñetteel bi ñëwee ak ku mën a doon yëf yi gën a neex ba ndaata bu ndaandaat di ko gërëm bu baax di ko ñaanal di nuyu sama yaay mère Rama Ndiaye bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà merci beaucoup mbokki xarit yi c'était tout pour ce soir ñu leen di jox dig daje ba semaine prochaine comme ni ñu leen ko waxee bu leen fàtte na ngeen inscrire sur page YouTube na ngeen ñu mën a suivre aussi ci Facebook bu ngeen amee ay commentaires ngeen commenter bu ngeen amee ay critiques ngeen critiquer y a pas de problème bu ngeen bëggee ñu waxtaan aussi ci ay thèmes mën ngeen ko bind ci commentaire yi ñu leen di doxaat dig daje ba semaine prochaine incha allah peace and love à bientôt.